li ci gën a fës juróom-ñeenti gaal ak téeméer ak juróom-ñeenti nappkat yu fekk baax ca Joal la ñu teg loxo fële ca Guinée Bissau li ñu leen di toppee moo di mbaal yi ñu doon jëfandikoo la ñu ne daal tegewul ci yoon yokk ca ñàkkum licence ñu ne nag ngir ñu bàyyi leen gaal gu nekk dana fay lu toll ci 1 million ci sunu koppar problème boobu ñëw dolleeku ci beneen ab coowal ñeenti nappkat ba tey ay doomu Joal lañu yu réer ay fan a ngi nii wër gi ñu leen doon wër sax dakkal nañ ko ndax ñàkkum jumtuwaay ba tey ci xibaar yi bokk na ci mbirum gaal gi suux barke démb fii ci île de la Madeleine ñaari enquête la ñu ca ubbi waaye nag ba léegi dara leeragu ci donte autorités yi namm nañ ci jëli matuwaay kaddu yi di wéy di jib gannaaw suux gaal googulet ca île de la Madeleine ki jiite embarcadère bu Ngor nee na li xew négligence am na si muy lu nga xamante ni mu nees na ko woon moytu foofu ca Ngor amul benn gaal bu fa bàyyeekoo jëm dugg ci géej gi ndax ni climat beeg temps bi meloon xibaari biti réew Georges Déthié Diop la ñu ci àndal Georges gannaaw bu ñu la nuyoo loo indi. maa ngi lay fay Barthélémy daañu dem ba ca Mauritanie foofee dellu Ould Abdel Aziz ci langu politique bi mën naa jural réew ma lu baaxut loolee di ay kaddu yi premier ministre ba woon foofu ca Mauritanie yëkki moom kii di njiital parti bi di Adil ne dañoo war a gën a yaatal langu politique gi Pierre Nkurunziza ñu joxoñ ko baaraamu tuuma ne samonte wala ak yelleefu doomu aadama loolee lañ mën a jàpp ci tënk ci ab gëstu gi nga xamante ne ab commission def na ko fa jëmale ko ci ab yu ñu fay nemeeku foofee ca Burundi beneen fusillade am ca Toronto mu di ñaareel ba diirug ñaari fan ci jamonoy campagne électorale ba loolee nag tax na ba kenn nit ñàkk ci bakkanam boobee fusillade kenn jële ci ab gaañu-gaañu yaatal gi ci ganam Georges Déthié Diop Youssouf Bodian nu ngi lay nuyu di la fay Barthélémy loo andi ñeel tàggat yaram wàllum Jeux olympiques de la jeunesse 2022 la ñuy njëkk waxtaanee ak ministre des sports bu France amal tukki nemmeeku fii ci Ndakaaru doore ko Dakar Sacré-Cœur am na convention yoo xamante ni signé nañ ko kon diggante France ak Sénégal ngir kon jëm taxawu wàllum infrastructure ci Jeux olympiques yooyu le football ñaari tour éliminatoire CHAN 2020 série locale bu Guinée suba lañ koy xaar ci Ndakaaru Sénégal kon war a jongante ak Guinée samedi kon ca stade bu Lat Dior nañ jël ay xibaar équipe bu Guinée boobule Ligue des champions ca Europe première journée bi tey lañ koy jeexal bokk na ci match yi gën a fës PSG Real Madrid Atlético Madrid Juventus de Turin. mu di ay match yu am solo Youssouf Bodian yaatal gi ci kanam Alaaji Assane Gueye moo ñuy jàngal li ci yéeni kaay gis-gis ak RFM tey ñuy waxtaanee financement public yi maanaam koppar yi nguur gi wala bokk yenn ci kuréelu nguur gi di jox ay nit te mu di bor ngir jàppale leen ci seen i activité seetlu gi moo di bu fay ba jotee daal dafay faral di jur problème DER ANPEJ ak ñeneen xam nañu ci dara waxtaan gi ci njeexitalu xibaar yi lay doon. Aliou Ba moo faree ci machine yi mbokk yi nu ngi leen di nuyu rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média xibaar yi ñu dooree kook li xew fële nga xamante ne juróom-ñeenti gaal ak téeméer ak juróom-ñeenti nappkat yu fekk baax ca Joal moo ñoom la ñu teg loxo fële ca Guinée Bissau la ñu leen di toppee nag mudib nañu doon nappee ak mbaal ma ñu doon jëfandikoo ngir nappi ñu ne daal mbaal moomu dafa tegewul ci yoon yokk ci ñenn ci ñoom yoruñu woon licence ñu ne nag ngir ñu bàyyi leen faw ku nekk ci ñoom wala gaal gu nekk dana fay 1 million ci sunu koppar leeral yeeg Abdourahmane Diallo. fukk ak benn gaal ñoo jóge woon fii ci Joal waaye lu toll ak juróom-ñeenti gaal la ñu daal di jàpp ci waaxu Guinée Bissau yi ci loolu nag téeméer ak juróom-ñeenti nappkat ñoo ci nekkoon liñ leen di joxoñ baaramu tuuma rek mooy ñàkkum licence waaye tamit daal di jëfandikoo ay caas ngir napp gi gaal yooyu nag fi mu ne nii teg nañ leen loxo kilifa Guinée Bissau yi fi mu ne nii amaan bi ñuy laajte ni mu néew gaal bu ne 1 million yeneen ñaari gaal yi ñoom jot nañoo rëcc benn ci ñoom sax daal dina yegsi fii ci Joal te juróomi nappkat a ci newoon beneen bii nga xam ni fukk ak ñeenti nappkat a ci ne ba léegi mu ngi ci géej gi ginnaaw bi ñu leen yégalee mbir mi kilifa réew mi daal nañoo déggoo ak kilifa yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci Guinée Bissau ngir ñu wut saafara ci coow loolu teg loxo bi ñu teg loxo juróom-ñeenti gaal yu nappkatu Joal yi mu ngi am ci jamono ji nga xam ni am na sax benn gaal bi nga xam ni moom jot nañ koo gis géej te fekkuñu fa nappkat yi ñeent nappkat yooyu nag ba léegi kenn gisu leen tey jii sax dañu fas yéenoon delluwaat géej ngir wër leen waaye ñàkkum koom tax na ba suba la ñu fas yéene def li ni mel RFM Mbour Abdourahmane Diallo. des ci géej gi ak gaal gi suux barke démb fii ci île de la Madeleine ba léegi nag am na ñaari enquêtes yu nga xamante ni ubbi nañu ko si ba léegi situé gu ñu responsabilité yi donte autorités yi nam mën nañ ci jël ay matuwaay service yu bëri yu faree ci nguur gi nag ñu ngi nekk di waxtaan ba xool nan la ñuy def ci mbir moomu le Georges Déthié Diop.
du li ñuy lam-laamee ca ministère de l'environnement xel yëpp a ngi ci gaal gi këppu ca île des Madeleines ba ñeent nit ñàkk ci seeni bakkan ci ñeent ñooñee ñaar ña garde forestier lañ garde forestier yooyu nekk ci kilifteefu ministère de l'environnement waaye nag bu fekkee ne service su Abdou Karim Sall jamono ji seen xel yëpp a ngi ci accident boobee li ko waral moo di parc des îles de la Madeleine moo yóbbu woon ndaw yooyu ca île ba ci ab excursion bi nga xamante ne ñu ngi ko doon amal te ca mujjanteel ga ay nit ñàkk ci seeni bakkan agent forestier yooyu mu mel ni bàyyiwun woon xel condition météorologique yi nga xamante ne moo amoon te kenn waru ci woon dem ca géej ga waaye li gën a jaaxal ñëpp moo di embarcation bi nga xamante ne moom moo doon yóbbu nit ña ca île des Madeleines ñu bëri dañ ko doon ñaawlu am na ay nit ñi nga xamante ne sax ñu ngi ci doon alerté ci réseaux sociaux yi tey nag ndax ay mesures conservatoires daañu ko jël ndax dem ba ca île ba danañ ko taxawal ba nawet gi jeex li leer mooy ca ministère de l'environnement ab ndajeeng fay am ci suba ba léegi ab réunion de crise la niroo na ko te itam mën na am ay décision rot ci wàllu woowee waaye jamono ji mën nañ jàpp ni itam ni ñaari enquête ubbi nañ ko ngir xam naka la accident boobee amee ci yan anam la amee ab enquête judiciaire bi nga xamante ne ñu ngi koy dénk section environnement bu région ouest bu gendarmerie nationale beneen enquête ba ab enquête administrative la ñi koy yor ñoo di waa ANAM agence nationale des affaires maritimes ñaari enquête yooyee dana tax ñu leeral mbir ma situé itam responsabilité ya Georges Déthié Diop li xew ca île des Madeleines mu di gaal googu nga xamante ni moo fa këppu am na négligence bu fi am bu ci am bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi responsable embarcadère bu île bu Ngor moom nee na nag war nañu situer responsabilité yi ga waaye nañu xam ne temps be climat bi na mu waroon na tax ba gaal googu bañ a dem ndaxte fële ca ñoom ca Ngor amul genn gaal goo nga xamante ne jóge na fa dem dugg ci géej gi ndax ni climat bi meloon Ibrahima Seck ay kàddoom ci micro Koumba Sandiane Faye. li xew île de la Madeleine mën na wax ne rek sàggante la négligence parce que su xiin bi jógee bu xiin bi moment boo xamee géej xiin buy jóg di nga xam ndax xiin ngelaw la ak xiin bi taw bu bare léegi bi ndax tempête la boo xamee géej su ñëwee nag suy ñëw bu mel ne noonu da ngay dal toog bu xam ne comme am ngeen abri déjà bu ngeen toogee seen abri bu xam ne léegi que taw bi jàll na bu calme ngeen soog a dem tranquillement nous déjà quand on a vu la tempête se lever on a arrêté tous les transports en attendant que la tempête s'arrête bu fekkoon ne embarcateur 60 personnes nga yoroon nga jël wàññi charge bi à 40 nga def ñaari voyage ñett yóbbu ñuy tranquillement mais là jël risque comme ça surtout île Serpent ni mu les îles Madeleine ni mu difficile pour génn foofu déjà entre les îles avec la houle qu'il y a c'est un gros risque c'est pour ça comment te dire houle bi sànni leen si kaw fale c'est ce qui a provoqué ce problème. mu nekkoon kàddu Ibrahima Seck di responsable embarcadère bu Ngor des ci wàllub géej gi ba léegi ndaxte bu judee dem géej moom solo li nga xamante ni moo di gilet de sauvetage lu am solo la ci loolee nag ñu bëri xam nañu ko ci nappkat yi ndaxte dafay faral di tax gaal gi bu suuxee ñi ci nekk mën a mucc ci kaw mu fekk ne sol nañu ay gilet de sauvetage li ci leer moo di ca Mboro-sur-Mer moom nekk ci département bu Tivaouane nappkat ya kafe wuñu ko mosuna boobaak léegi daal bu ñu dee demati géej dañuy sol gilet de sauvetage loolaa tax accident mortel yi nga xamante ni daal ñu ngi koy nemmeeku si géej gi wàññeeku na fa bu baax a baax Cheikh Anta Diop. nappkat yi nekk fii ci Mboro-sur-Mer ñoom de ñu gëm ay gilet de sauvetage lañu nee nañ duñu ko bàyyi benn yoon ginnaaw ñu ngi leen fekk nag ci tefes gi ñuy football ñenn ñaa ngi ci géej gi féey Jibi Ngeer dim nappkat gis ne ci dëkk nappkat yëpp de daanaka Mboro-sur-Mer bokk nañ ci ñi gën a fonk gilet yi nga xamante ne moom la ñuy sol bu ñuy dem maare ngir seen kaaraange. ci Mboro waaw léegi bareetu fi parce que fii lu ci ëpp bu ñuy dem géej même buñ ko solul tamit dañ koy bàyyi ci biir gaal gi pour di ko garder waaw lu ci ëpp moom léegi loolu dalatuñu quoi. bu njëkkoon nag daaw ñu woon sol gilet mais léegi moom dañ ko farataal. waaw mais parce que boo doy xool maanaam ci jamono yu njëkk yi loolu boobu gilet amaguloon ci la faute yooyu doon am mais léegi gilet dafa am moo tax faute yu bëri dafa wàññeeku. Ousseynou Fall moom it dim nappkat di sàkku nag ci ay moroomu nappkatam bala ñoo dem géej de ñuy yóbbaale seeni gilet loolu bokk na ci leneen i aar. mool yi moom dafa am mool yoo xamante ne erreur rek la ñuy demee dëgër bopp waaw parce que lii ñu ne la lii mooy sa bakkan nga bàyyi ko ci kaw yaakaar naa kooku xaru la même su fekkente ne ñun ñi nga xamante ne yàgg nañ ci géej mën féey mën ndox ñun dañuy yóbbu suñu gilet rawatina koo xamante ne mënoo ndox tey bu gaa gi amoon problème da ngay am problème xanaa ñu góorgóorlu si gilet xonk gilet daal lu baax la. nappkat yi nag di sàkku nag ci kilifa yi ñu gën a wéyal nag ñaax bi wàcc nag ci dëkk yi nga xamante ne lañ fay napp ngir gën a tàggat nappkat yi bu ñuy dem maare ñu mën di yóbbaale seen gilet yi nga xamante ne moom moo leen aar ci géej. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. nguur gi projet bi mu jógte moo di fexe soppi gaal yi nga xamante ni planche lañ leen defale maanaam
ay bois mu soppi ko ak ay pirogue en fibre de verre maanaam pirogue yu nga xamante ni dafay gën a méngoo jamono boobaak léegi nag ñu ngi koy defar gaal yooyu le waaye jàpp leen ne fukki fan ak juróom ci weeru octobre la ñu koy tàmbale di jaay su ko defee ñu remplacer ko ak gaal yi nga xamante ni bois la ñu ko defaree embarcation yooyu maanaam gaal yooyu daal ñoom ñoo gën a wóor te ba pare moo gën a méngoog jamono loolu moom mooy kàddu njiital CIRN di société des infrastructures de réparation navale moom nee na nag pirogue en fibre de verre yooyu le ñi nga xamante ni nappkat yi nga xamante ni am nañu licence rek lañu leen koy jaay ñu teewlu ko moom Samba Ndiaye moo nekkoon gan ak RFM matin tey. projet bi yàgg nañ di ko wax waaye nag tey mën nañ wax alhamdulilah parce que mbir boo ci tàmbalee mu jafe nga di ci jox boo am fu mu yegg si defe naa ne loolu sant yàlla la te fi mu yegg si tey mooy ñu mën fee def usine boo xam ne day def junnee gaal par at loolu nag day wane ne am na fu ñu ci toll mooy tey dem nañ ba am usine baa ngi fii Wakam ñu ngi ko inauguré le 29 janvier 2019 usine bi CFAO moo investir taxawal ko usine boobu tey première année bi suñu objectif mooy ñu def 100 unités production bi commencé na première unité yëpp ñun ñoo ko jënd fii ba le 15 octobre képp ku bëgg gaal boo ñëwee CIRN di nga fa gis suñu showroom nga tànn gaal gi nga bëgg nga jënd ko du ne da ngay jóge HLM sama mbokki tailleur yi nekk HLM rek ñëw yor sa xaalis jënd gaal non pour nga jënd ko il faut nga am permis de pêche ñaareel bi mooy il faut nga indi gaali bant parce que bëgguñu yokk aussi parc piroguier yi bu fekkee ne dañoo bëgg a bàyyi 20 000 pirogues en bois ñëw yokk ci 20 000 pirogues en fibre de verre bu boobaa jën du fi desati donc ñaari conditions yooyu boo ko defee di nga am subvention maanaam dinañ la wàññil njëgu gaal bi nga xam ne moom mooy gaal fibre de verre donc comme ni ma la wax le 15 octobre à partir du 15 octobre incha allah képp ku ñëw CIRN remplir conditions yi ak waa DPM donc pour wax ne yëf yi moom avancé na loolu côté napp la mais côté transport aussi parce que projet bi ñetti volet la volet pêche volet transport ak tourisme côté transport tey jii may wax ak yow bu ngeen dem Ngor di ngeen gis ne li ñuy bañoon mu am fii Île de Madeleine ñun commencé nañ ko Ngor boo demee di nga fa gis benn embarcation de 22 places boo xam ne depuis le 2 septembre mu ngi daw diggante Ngor ak Île de Ngor fi mu ne nii boo demee mu ngay liggéey chaque jour. Ngor googu nga xamante ni Samba Ndiaye njiital CIRN wax na ko fa la ñuy desandi ak Koumba Sandiane Faye mi fa xëy dem foofu nag am na ay gaal yoo nga xamante ni ñoom la ñu tuddee pirogue en fibre de verre am na it gaal yi nga xamante ni ay gaal yi bant lañu waaye ñiy def traversée bi nag ku ci nekk ak la nga ca tàmm lu ci am solo mooy ñoom ñëpp daal ñoom ñooy soucié wu ci wàllub kaaraange gi ñu ànd ceeg reportage bi mu ñu ci defal. ñu ngi fii ci embarcadère bu Île de Ngor ci waax yi ñu mën a seen lu tollook ñaari fukki gaal yu loocoo ki bateau yi defarin gi di fibre en verre seen lim war a toll ci fukk Matar Seck ñu gën ko xam ci bili di ñu xam lekk naka la fi mbir yi di doxee. xam nga lii bant la déjà lii fibre de verre di rek loolu rek dem na différence am na ñoo xam ne moom dañu ñëw spécialement pour yéeg si pirogue traditionnel parce que vraiment moo leen gënal ndax charme beek ñeneen ñi aussi bu ñuy ñëw xam nga dañuy mel ni ku jëm soirée dañuy solo ba nga xam ne dañu bëgg a tooy dañuy préférer yéeg si bateau yi dem tranquillement. yooyu lépp transporteur ngir yëpp client yi xibaar yi météo di joxe dañu koy topp bu baax. tous les jours parce qu'on est obligé ñun ay transporteur lañ te loolu mooy suñu métier on est obligé quand même de suivre ñuy joxe matuwaay yeeg météo dinañ leen bàyyi xel bu baax. client yi ci seen wàll ngir mën a traverser ci diggante gaalub looca yi ñu baaxoo woon ak bateau fibre en verre yu yees yi. c'est traditionnel ñu jéem a xool rek lan lay joxe au juste bu ñu yàlla may incha allah prochaine fois ñu ñëw fii bu soobee yàlla ñu jéem a découvrir yeneen pirogue yi. bateau bi dafa mucc ayib wàllub kaaraange it moo gën a wóor ci kaddu Fatou Kiné ab client la bu taamu bateau yooyee ngir traverser île bi. am na confort am na sécurité bu doy. lu jëm ci solub gilet de sauvetage yi ñuy wattu bërëb ba duñu ko sax caaxaane sol rek mbaa bañ a dem. après ñu ngi koy sol obligatoirement dinañ jànkuwante ak ay difficultés gënuma la xam ne suñu mbokk yi am na si ñoo xam ne da ngay wax bu bëgg a dee mais comme mën nañ ndox da ngay wax ba sonn mais duñ jël gilet mais ñun aussi duñ ci bañ dara bu ñu joxee gilet nga bañ ko sol bu coow li naree bari ñu delloo sa xaalis après nga dem sa yoon. bu dee ne sax ñi taamu bateau fibre en verre yi daañu génne ci koppar lu gën a cher toll ci ñeenti téeméer ngir mën a traverser jamono ji ñuy jël looco yi di fay ñaari téeméer dong ba tey mu gën a leen ndax GPS bi bateau yooyee am dina tax ñu mën a xam ne fii la ñu ne bu dee ne seen bateau boobee dafa suux ndax it lu ne mën naa xew ci jamono ju ne.
pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. fukki simili ak juróom moo bootu ci benn waxtu xuus ci xibaar yi wax ci juróomeelub ndaje mi nga xamante ni caisse des dépôts et consignation ubbi nañu ko ñi ci ji ci suba fii ci Ndakaaru caisse des dépôts et consignation yu adduna bi nag ñoo xëy dajaloo fii ci mim réew di Sénégal fas yéene waxtaane lu ñeel seen liggéey ñoom ñi ci yëngu Sénégal nag ne daal modèle am dina ko vulgariser ndax caisse des dépôts et consignation bu Sénégal moom def na ay action yu bëri maanaam lu ñeel wàllum investissement moo xam ci wàllum koom la ci wala boog ci weneen ab domaine CDC bu Sénégal nee na nag ci xayma sa boo seetloo bokk na ci investisseurs yu njëkk ak ñi nga xamante ni ñu ngi tabax bu baax wàllum koom bi fii ci Sénégal ñu ànd ceeg Nafisatou Sida. fexe ba gën a biral wala sax fësal njëriñu caisse de dépôt et de consignation loolee mooy bëgg-bëggu réew yu bëri yu ñëw teewee juróomeelu forum bu caisse de dépôt et de consignation yi ngir waa Sénégal liggéey boobee dafa doon lu am solo Cheikh Ahmed Tidiane Ba di directeur général bu caisse de dépôt et de consignation bu Sénégal. caisse de dépôt moom Air Sénégal kon xam ngeen ni donc njëriñ li bëri na bokk na ci capitalu Sénélec donc ñun ñu ngi contribuer au développement de l'énergie dans ce pays là d'ailleurs sax am na benn fànn boo xam ni usine boxal boobu ngeen di dégg nga xam day joxe électricité à 200 000 familles au Sénégal ñun ci lañu bokk donc caisse de dépôt li muy def bëri na et suñu mbébét mooy vraiment yokk loolu ba nga xam ne Sénégal yi dañ ci seen bopp. ngir Burkina Faso modèle caisse de dépôt et de consignation yi ci espace UEMOA doon na lu ñëpp xamut ba tax na nag faw ñu daal ci gën a liggéey Paul Kaba Keba di directeur général bu caisse de dépôt et de consignation bu Burkina Faso. le modèle de caisse de modèle caisse dépôt ak consignation mun na doon jumtukaay boo xamante ni mun nañu indil koppar yu ñu financer développement économie réew yi nekk ci UEMOA jumtukaay la boo xamante ne kon mun na gën a yokk doole ci wàllum dajale li ñuy wax épargne populaire ci lu yàgg waaye tamit ci lépp loo xamante ne mun na jëriñ ñëpp. d'intérêt général. ndaje bi la sax doon itam occasion ngir ñu daal di jéem a xalaat ci pexe yi ñu bëgg a taxawal. forum bi dinañu aborder thème yu bëri mooy xaalis bi nga xam ni am na suñu ay mbokk yoo xam dañ koy bàyyi ci banque wala ci assurance yi ba pare xëy na am lu leen def ba dootuñu ko jël mu yàgg fa loolu bëgg nañ dem récupérer ko te dañoo xool fan bi nga xam ni fa la ñuy jaar pour récupérer ko moom dinañ ko gëstu suñu mbokk émigré yi xaalis bi nga xam ni ñu ngi koy bàyyi en Europe dans les caisses d'épargne yooyu wala ñu koy yónnee fii nga xam ni dañ koy juble rek ci consommation ñun dañu bëgg a canaliser xaalis boobu parce que dafa sakkan. juróomeelu forum bi itamit di tax ñu daal di gën a mën a gëstu ci naka la ñuy def ba daal di formaliser lii di CDC yi daal di koy def ab organisation bu am doole. RFM bitim réew. Georges Déthié Diop ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. xibaar yi ñu dàmbalee kook ca Mauritanie fii ci dendub Sénégal rek ak nga xamante ne premier ministre la fa woon fi mu ne nii nag ma ngay artu kii di Ould Abdelaziz. moom li waral kaddu yooyee moo di ñenn ñaa ngi njort nekk fa nekkoon président foofu ca Mauritanie boo mu dana dellu si waat ci langug politique bi loole nag tax ba moom premier ministre ba woon di artu ci ab site d'information mauritanien nag la loolee yëpp amee maanaam site d'information bi di Allah Akbar ñu déglu premier ministre mauritanien ba woon Yahya Ahmed. Nous pensons qu'un ancien président. sunu xalaat mooy ne président bu noppee ci nguur daa war a tam génn ci politique bi boo xoolee saa bu président demee ba noppi bëgg a dellu si di def politique loolu mooy jaxasem réew xam nañ ci dara ñun Moustapha Mohamed Saleh bi mu dellu see di def politique kaso la mujj ay daala bi mu dellu see bëgg a bokk ci élection mu 2003 yi xam nañ fa mu mujjee. gis nañ tam li xew diggante ay joo ak biya ak yeneen réew ba tax ñun li ñu jàpp mooy ne ngir réew mi dal ak président bu jeexalee warut a dellu si di def politique. ne doit pas s'impliquer dans la vie politique. ca Nigéria moom police teg na loxo ay nit ñu nga xamante ne dañoo njort ne seen loxo laale na ci faat gi ñu faat ay nit ca sudu dëkk ba te ñu bëri BBC moo joxe xibaar boobu BBC Afrique na gën kaa tuuti juróom-ñetti jigéen la ñu fekk ci seeni chambre hôtel seen néegu hôtel ñu étranglé leen maanaam daal xoj seeni baat ya loolee nag weeru juillet la woon ba léegi ab campagne nag di circuler ci réseaux sociaux yi ngir kilifa yi def lépp pour teg loxo ñi nga xamante ne ñoo def ñaawteef yooyee ñu ngi ko jaar nag ci ab benn hashtag bi ñu duppee protect women and protect girls.
Burundi moom jiitu réew ma la ñu tuumal ne dafay salfaañi àq ak yelleefu doomu aadama ya. Pierre Nkurunziza la ñu ne samantewul àq ak yelleefu doomu aadama ni nga ko waxee loolee daal mu ngi nekk ci ab gëstu gi nga xamante ne def nañ ko foofee ci te mu jëm ci ñaawte fi nga xamante ne ñu ngi koy def foofu ca Burundi njiitu réew ma Pierre Nkurunziza moom daal lañ ci gën a joxoñ baaraamu tuuma commission boobee mu ngi siiwal rapport am boobee ci kanamu conseil international des droits de l'homme fële ca Genève leeral yeeg Daouda Diouf. rapport bi nag ñu ngi ko jagleel conseil international des droits de l'homme bi nga xamante ne moo nekk ci Genève ñi nga xamante ne ñoo fi enquête bi nag li ñu jàpp daal mooy ñi nga xamante ne ca réewum Burundi bokk na ca ku jéega seen i mbokk seen i jéegawaale ñoom doon nañ ñoo xamante ne daal ñoom ànduñu woon ak nguur gi ay ñaawteef yu métti lañ leen def nag laata élection yi di am ñu ne sax am na ñoo xam dañ leen a jàpp ñu faat leen ñu tëj leen ñi nag moom ñu def leen ay ñaawteef yu métti sax dañ sax am nañ ay jigéen ak ay xale yu jigéen yu ndaw yoo xamante ne nag ñoom dañ leen a doon sàkku loolu nag ñu leen doon sàkku mooy ndaw yi nga xamante ne ñoo bokk ci parti bi nga xamante ne njiitu réewum Burundi di Pierre Nkurunziza moom moo ko jiite ba léegi nag enquête bi xamal ne nag ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo doon def lu nu mel ñoom ay agent de service de renseignement national bu police bi nga xamante ne bu réewum Burundi la te police boobu nag ñoom ñu seen kilifa mooy président réewum Burundi di Pierre Nkurunziza ñoom nag loolu lañ jàpp ne daal ñaawteef yooyu kenn mënu ko jiite ku dul ki nga xamante ne mooy njiitum réewum Burundi ba léegi sa enquête bi xamal ne nag dañu doon jàngat ci atum 2015 ay manifestations yoo xamante ne ñooñu ànduñu ak nguur ga ay ñu dóor leen fa dóor yu métti ci tamit ci am faat fa ay nit lu nu mel sax ne nañ jàpp nañ ne sax ci réewum Burundi li nga xamante ne ak yelleefu doomu aadama daal kenn dem na loolu xamante ne sappatuñ ko fa wante nguuru Burundi nag weddi na lool rapport bi nga xamante ne jagleen nañ ko nee nañ nag mbirum politique la te amul denn loo xamante ne mën nañ leen see topp. Daouda Diouf. Georges Déthié ñu jeexalee ca Canada ak fusillade ba fa. ñaareel fusillade dirug diggante ñaari fan côté ca Toronto jamono ji nga xamante ne ñoo nga ca campagne électorale foofu ca Canada kenn nit ñekk ci bakkanam kenn jële ci ab gaañu ci jamono jooju itam am na benn extrémiste bi nga xamante ne dañ ko invité woon ci ab débat jëm ci élection yee loolee indi coow foofu ca Canada leeral yeeg Mamadou Aïssa Ndiaye. ginnaaw ay fan yu ñu génn ci fetalante gi amoon Mississauga am na beneen xeetu fetalante aussi bu ñu nemmeeku ci talaata ji fii ci ngoon fii ci Toronto li ko waral nag moo di ay ndaw yoo xam ne yi amuñu mu xëy te léeg-léeg seeni waxtaan day mujj ci jël ngànnaay di regalante seeni problème ñu nemmeeku ci nag ñaar ñoo xam ne ñi kenn ki faatu na kenn ki am ay gaañu-gaañu yu metti ba ñu yóbbu ko kër l'hôpital pour borom xam-xam yi mën a saytu li nga xam ni moo di wér-gi-yaramam waaye nag ginnaaw bi ñu nemmeekoo loolu nga xam ne kii xeetu fitna la te bëriwul lu muy am ci réewum Canada xew-xew bi nga xam ne kii tamit politiciens yi ñu ngi ciy wax lu bari moo di kii nga xam ne kii moo di Maxime Bernier bi nga xam ne dañ koy boole ci waxtaan wi nga xam ne candidat yi nekk ñoom ñoo ci war a sax waxtaan Maxime Bernier nag nekk na koo xam ne kii nit ñi dañ koo xeeb ci kàddu yu muy yëkkati jëm di ko ŋàññ ci yeneen xeeti réew yi ñëw fii ci Canada rawatina liy jëm ci wàllu immigration mu nekk nag nit ku siiw koo xam ne kii ci wàllu immigration bi am na ñu koy teg gët rawatina ñu ko bëri ñu ko bëgg ci parti bi nga xam mooy parti conservateur te Cher jiite leen beneen candidat bi nga xam ne Jagmeet Singh la tudd moom bind na commission boobu di ñaawlu invitation giñ ko ñaawal pour mu mën a boole Maxime Bernier ci biir jongante yooyu waxtaan wi war a door 7 octobre ci anglais 10 octobre ci wàllu kàllaamay français ki doon jokkoog yéen fii ci Canada ci Québec ci Mamadou Aïcha Ndiaye pour rajo Futur Média. jërëjëf Mamadou. jërëjëf Georges Déthié ah da ngay waxtaan ba am. waaw 13h23. dem naa bokk. acca jërëjëf Georges Déthié Diop. RFM Sport. Sow Bodian. oui Barthélémy. nu ngi lay nuyu. di la fay kon Barthélémy. acca tàggat yaram nu tàmbale kook ministre des sports bu France moom tàmbali na niki ci suba ab tukkib nemmeeku fii ci mim réew. mu dooree ko tey ci centre de formation Dakar Sacré-Cœur mbébét bi mooy fexe ba gunge Sénégal ci wàllum développement infrastructure jëm ci Jeux olympiques 2022 Roxana Maracineanu Anu moom nag mooy ministre des sports bu France ñu déglu ko. man nag dama ñëw Dakar ngir xam fii lan lañ fi def ci sport te mu soxal JOJ yu ñuy dëgmal ci atum 2022 dinañ dem nag visiter lépp luy tabax boo xamante ne dañ ko jagleel sport waaye tamit dajeek ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci sport ñun tamit ci tànk yooyu la ñuy dox ndax ñu ngi waajal Paris 2024 ñu ngi def suñu kéem kàttan itamit ngir daal di ñoŋalaat système sportif bu France di jéem a def itamit ay jéego ngir daal di gën a yokk performance sportive bi ak itamit performance sociale bi loolee nag doon pàcc boo xamante ne nag kenn fulaalu ko dañu gis ne nag Sénégal mi ngi def jéego yoo xamante
xamante ne nag France si boppam mën na ci sukkandiku ngir daal di gën a mën a valoriser lii di tàggat yaram ak i tamit valoriser liñ fi def fii ci Dakar. de bien aussi ici à Dakar. Nafissatou Sylla moo tekki kàddu ministre France bu sport moom nag délégation boobule mu ngi ci ànd ak Tony Estanguet moom mooy président comité Paris 2024 ci ndax ñoom 2024 la ñu organiser Jeux olympiques moom canoïste la woon amoon tamit ay médailles olympiques yu bëri ak médailles yoo xamante ni au plan mondial la ko am ñu war a kon xaatim ab convention diggante Paris 2024 ak Dakar 2022 bokk na ci kon collaboration boobule jéem a xool nu ñu defaraatee piscine olympique waaye tamit stade Iba Mar Diop bi nekk fii ci Médina nañ ci ñëwaat incha allah ak sunu reporter. ñu wax ci wàllu football Youssouf Bodian ak ñaareelu tour éliminatoire CHAN 2020 Sili local mooy ca Guinée. ñu ngi koy xaarandi Ndakaaru Ndiaye ni ki ëllëg ci alxames gi. laata muy ñëw ñoom tey danañu siiwal ci ngoon liste ñaari fukk ak ñetti joueurs yi ñu jàpp ni ñooy ñëw Ndakaaru ngir jonganteeg Sénégal ndax kon moom Guinée dina daje ak Sénégal ci éliminatoire yooyu les samedi ca stade Lat Dior bu Thiès waaye ci liste boobulee dina am lu gën a bëri ci joueurs yi ñu nekk ca Orea AC di club yi nga xamante ni moo gën a am doole foofu ca Guinée ñu ànd ci suñu naatangoo nekk ca 6TV bu Conakry di Pape Alassane Ndiaye. équipe locale Sili nationale tey la ñuy joxe liste définitive bi tey si guddi suba nag ñuy daal di dem Dakar pour dem préparer seen match contre Sénégal samedi. liste définitive bi donc dina si am sûrement les meilleurs joueurs yu nekk Orea nga xam ne mooy meilleur club fii ici Guinée. notamment gardien de but bi Moussa Camara nga xam ne moo demoon jouer ak U23 et éliminé Sénégal à Thiès. dina am tamit Morlaye Sylla benn joueur technicien milieu de terrain bi am na tamit Aboumangue Camara. dina am tamit ay joueurs yu nekk Afia AS Kaloum xam ne ñoom ñooy les trois plus grands clubs fii Guinée Afia AS Kaloum ak Orea dina am Jean Mousté bu nekk Afia am tamit Mamadou Ba Bangoura attaquant la bu nekk AS Kaloum. voilà entre autres ñooñu ñoom c'est sûr que dinañ ci bokk léegi liste définitive bi moom tey nañ koy joxe après suba nag ñu jël seen vol pour dem Dakar joué nañu ay matchs amicaux contre ay clubs de Ligue 1 fii ASFAG ay Santoba. mais nag ñoom bi ñu commencé seen préparation yàgg na def na ay plus de 1 mois ñu ngi préparé wu ñu ngi en regroupement. Pape Alassane Ndiaye kon Sénégal Guinée samedi lay doon Sénégal moom it booba léegi mu ngi def ay match xaritoo bu ci mujj week-end bi passé contre Côte d'Ivoire mu daan ko 3 bal ci dara laata moom mu daan Gambie 2 bal ci dara. ñu wax ci Ligue des champions bu Europe première journée bi tey lañ koy tëj. am ay match yu am solo bokk na ci Paris Saint-Germain bu Idrissa Gana Gueye daje ak Real Madrid bu 19h jotee ci Ndakaaru Club Bruges ak doomu Sénégal mi Crépin Diatta Mbaye Diagne Galatasaray la ñuy dajal 16h55 am na tamit beneen match boo xamante ni doomu Sénégal dina ci bokk Olympiakos Tottenham kii di Pape Abdou Cissé nekk kon défenseur international sénégalais moom kon démb ci conférence de presse bi ñu doon amal moom moo fa teew ànd ci ak entraîneur bu Olympiakos. sama première année nag bokk ma woon ci partant yi mais at bi titulaire la ci Ligue des champions football nag noonu lay demee entraîneur bi nag am na kóolute ci man dinaa def tout ba kóolute boobu ma def sama ként lay kàttan ba méritoo ko kontaan naa trop ndaxte dama bëgg a avancer ci sama carrière ci genre match yi nag day bëri pression mais nañ fexe ba pression boobu ñu positiver ko rek. jaajëf Aliou Ba mi tekki kaddu kon Pape Abdou Cissé nekk kon défenseur international nekk ci Olympiakos ñu war a daje ak Tottenham vice champion d'Europe Bayern Étoile Rouge Belgrade tey la tamit bu 19h jotee jàppale ni Shakhtar Donetsk dina dalal Manchester City Bayer Leverkusen Lokomotiv Moscou match yooyu kon tey ci ngoon la waaye jàppale ni diggante PSG ak Real Madrid di ngeen ko mën a déglu ci rajo Futur Média ànd ci ak Cheikh Tidiane Diagne ak Tassirou Diallo. mu di match bu am solo xam naa ne waa Paris moom ñu ngi mobilisé wu di xaar mais Neymar moom du ci bokk. Neymar du ci bokk ndax nañ ko ajoon ñetti match ñu dindi ñaari match yi waaye des na benn match mooy matchu tey bi du ci bokk kon prochaine journée bi moom Neymar day ñëwaat daal di commencé waat jouer ak ñii di waa Paris Saint-Germain. match bu am solo la Youssouf Bodian wax nga ko ñu koy am en direct Paris Real Madrid en direct ci rajo Futur Média jaajëf Youssouf Bodian nu ngi laa gërëm. jaajëf taane financement public yi maanaam xaalis bi yenn ci kuréelu nguur gi di jox ay nit te mu di bor ngir jàppale leen ci seen i activité seetlu gi moo di fay ba bu jotee daal ngeen baal ma fay ba bu jotee dafay faral di jur problème DER ANPEJ ak yeneeni kuréel
xam nañu ci dara ñu ngi ci ligne bi ak Abdoulaye Seck sëñ bi Seck nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy. ngay économiste di it ko xamante ni xam-xamam dafa màcc ci wàllum finance ak it gestion des risques nguur gi politique bi mu jógtee moo di lebal la xaalis ngir nga liggéey bu fay ba jotee nga dem fay loolu est-ce que gestion investissement à risque la. waaw Barthélémy maa ngi lay nuyu di nuyu auditeurs u RFM yëpp. di wax ni loolu lu jaadu la nguur gi dafay créer ay conditions pour nit ñi mën ci liggéey kenn ku ne mën a gis sa bopp. ci li nga xam ne activité bi ci nga xam ne ci nga bëgg ci nga war a yëngu. mais boo gisee comme ni nga ko waxee souvent aussi fay bi di am problème dafa bari ay éléments yoo xam ne ñoo ci nekk mais mën nañ ko tënk rek ci ñaari catégorie ñaari catégorie benn mooy yoo xam ne élément technique la dafay ci maanaam ci mbir mi ni muy doxee la li ci des ci conception la maanaam ci xalaat ci tàmm parce que boo xoolee élément technique yi dañ ciy jël lu gën a yomb mooy niveau d'organisation yi maanaam structure yi ñuy financé GIE yi wala groupement yi wala nu mu mën a doon rek nu mu mën a tëddoo boo ko xoolee du am benn organisation bu leer boo xam ne kii ay directeur kii ay def lii kii ay def lële day nekk loo xam ne day tourner autour maanaam ñaar nit wala kenn nit wala ñaar ñoo koy doxal bind yeneen tur yi mottali ko donc loolu pour nga mën ci topp dara mu am suivi traçabilité maanaam boo leen joxee xaalis nga mën a xam fi mu jaar nga xam bu ñu encaissé am nañu ay compte am nañu ay caisse am nañu état financier yooyu yëpp amu ci donc mais kon est-ce que nguur gi warul woon njëkk laata muy débloquer xaalis mu organiser leen d'abord. waaw li am solo mooy xam nga wala fi dañuy wax ni boo fotee fotat yi day mel ni loo xam ne yaa ko xaw a tayef lay nuru nguur gi tam mënut a toog di xool nit ñi ñu bëgg luñ def mënuñoo am luñ def nit ñi war a liggéey mënuñoo liggéey dafay xaw a metti maintenant li am solo mooy ñu couplé jàngal nit ñi lan mooy financement yi ba pare teg ay structure teg ay charte yoo xam ne dafay tax ku ci bëgg a dugg tam da nga fexe ba formaliser wu door cee dugg lu mel ni nga daan ñu laaj ay état financier naan da ngay dindi say état financier yoo xam ne dañ koy certifié wane ni yow yaa ngi ci activité wala commencé activité wala nii ngay def wane ay quitus fiscal wane ni yaa ngi fay say impôt parce que yooyu soo ko dee fay force foo jaar da nga formel parce que wane aussi nguur gi tam fexe ba nga xam ne structure yi nga xam ñooy formé nit ñi ñooy financé structure yooyu nga mën boo dëkkee Ziguinchor nga mën leen a jël ci niveau bi gën a yomb niveau arrondissement wala département boo demee fekk leen fa mais bu DER bëggee nekk Dakar wala FNPJ wala leneen wala FNPF nekk Dakar bëgg a suivre ka nekk Ziguinchor ka nekk Tobor ca boori Bignona dafay xaw a jafe nga yem foofu professeur nañ dellu siwaat ak yow sànq ci débat bi ñu ngi ci ligne bi ak Habib Ndaw monsieur Ndaw ñu ngi lay nuyu. waaw yow yaay secrétaire exécutif bu observatoire ñeel wàllum qualité des services financiers ndax gëm nga ne daal nguur gi xaalis bi muy joxe gaa lu baax la ndax dafay faral di tax nit ñi liggéey waaye ñàkkum organisation bi nga xamante ni professeur Seck mu ngi koy soulever tout à l'heure est-ce que loolu tamit jarul woon ñu ciy bàyyi xel. waaw nguur gi ñàkkoon a joxe xaalis boobu ci la ñuy gën a xam bu ko ñàkkoon a joxe ci lay gën a métti que bu ko joxee léegi nag foog sénégalais yi dimbalee nguur gi depuis affaire yi opération maîtrisard Sonaga yooyu am nañ ay fonds yoo xam ne état ba nga koy mettre à la disposition ay fonds publics la état bi di ko dugal ci benn secteur pour mu gaaw pour résultat yi gaaw nit ñi am ay auto emploi waaye foog nit ñi aussi ñu dindi perception bi ne alal ji jógee ci nguur gi di dem ci ñoom alal yi buur la rek kenn moomu ko. en tout cas dañ koy faral di wax alalu nguur la rek acca nañ ca dem. waaw ñoom dañuy fàtte ne seen alal sax dafa jaar ci nguur gi ñëwaat ci ñoom. parce que ba heure boo xëyee boo duggee ci bitig bi rek fay nga impôt. donc suñ dajalee loolu. donc ci sa gis-gis daal ci sa gis-gis jaadu na ñuy fay su ko defee ñu mën a lebal ñeneen. voilà parce que xaalis bi ñëpp a ko bokk. yéen ñi ñu koy lebal sax ci ñi ko moom lañ bokk. waaye bu dee fanweer par exemple bu ñu jëlee lu mel ni DER lebale na lebale bu baax a baax a baax a baax. mais li nit ñi xamul mooy 30 milliards yi nga xam ne moom la DER dugal il faut que nit ñi bu ci nit ñi 15 milliards rek sax remboursé woon muy moitié bi 15 milliards yooyu dañ koy jël joxaat ko ñeneen. donc ku yore xaalis ci DER wala xaalis ci fonds FNPJ wala fonds yu mel noonu. te remboursé woo ko yow ci sa bopp yow yaa ngi rey circuit bi. parce que léegi mais problème bi mooy lan moo tax fay bi di doon problème. waaw li tax fay bi def doon problème mooy aspect sociologique bi nga xam ne dañ njëkk a jàpp ne xaalis yi ñuy jot xaalis buur la benn. ñaareel bi ci des mooy li nga xam ne ñun ci observatoire de la qualité des services financiers ñu ngi koy développé mooy ne il faut ñu jàngal nit ñi li ñuy wax éducation financière
parce que mun ngaa am diplôme yu dul jeex waaye éducation financière dafa nekk loo xam ne duñ ko jàngale ci école. il faut ñu jàngal ñi nga xam ne dañu war a jot xaalis wala ñi nga xam ne jot nañ xaalis ba pare. rudiment yi nga xam ne mooy base bi nga xam ne moom ngay gérer le peu de trésorerie alal ji nga am lu mu tuuti noo koy gérer ci sa biir entreprise pour que doo ko ñàkk te pour que doo yoxumal entreprise bi. waa léegi monsieur Ndao ku ñu lebal xaalis nga dem liggéey yàlla def la nga doon séntu amoo ko maanaam daal objectif ya nga fixé woon sa bopp jotoo ko ci. waaw kooku nuñ koy def. atte bor fay la sant. force daal di nga fay. waaw parce que yow bi ngay xam nga lu tax. loolu ci Modaraba ci fokkoon financement islamique. ci la ñuy considérer loolu mais kii moom bu la lebalee pour projet bi mu la koy laata lebal évaluer na ko li ñu war a def mooy bu ñu évaluer ba pare bay jox xaalis dañ leen di gunge parce que bu ñu leen bàyyee rek sax mun nañ def li ñuy wax détournement d'objectif mooy nga leb pour jënd ay ndarka sax pour jaayaat ko wala nga leb pour jënd ay journaux yu yàqu pour jaayaat ko ñu jox la xaalis bi nga dem tak ci jabar wala nga jëm cee ut gaal goo jël loolu moom mooy plombé remboursement yi beneen bi ci des mooy il faut que état bi su fekkee dafa teg fonds yu mel nii fonds yi nañ yem ci communication bi communiquer population bi wan leen ne leen état bi mi ngi leen di jàppale ci entrepreneuriat rapide waaye fonds yooyu buñ joxe xaalis directement buñ versé nañ jaarale versement yi nañ jaarale mobilisation crédit yi ci banques yi ak ci mutuelles yi buñ ko deful parce que banques yi ak mutuelles yi habitué nañu leble ba pare jëli ba pare recouvrer mais fonds yu ñuy créé fonds yu baax a baax la ku mel ni DER par exemple 83 000 personnes jot nañ ci 360 000 demandes 83 000 personnes. d'accord dinaa dellu si waat ak yow ci kanam monsieur Ndao Abdoulaye Seck ñu jeexal ak yow ndax yaakaar nga ne fi mu ne nii ban politique la nguur gi war a taxawal fi mu ne nii nag ngir nit ñi aussi bu ñu lebee di fay est-ce que am na sànq monsieur Ndao mu ngi wax ne éducation financière dafa jaadu ñu jàngale ko nit ñi xam ko ndax ci loolu lañ mën a jaar. waa xam nga Barthélemy boo gisee ñàkk a fay bi posé une question bu am solo yenn saa yi mën naa nekk nit ki mën naa am volonté yéenay fay mais fekk ni résultat yi demewut na mu war a demee loolu yëpp li koy waral mooy secteurs yi ñuy def maanaam ñi ngay financé secteurs yi ñuy def boo ko xoolee pour la plupart ci yenn régions yi secteurs dañuy bokk ñi ginaar la ñuy yar ñi ay nag ñi élevage ñi leen dañ ko ba nga xam ne ñoom ñooy concurrencé wante ci seen bopp ba nga xam marché boobu dafay saturé kii financé itam maanaam daal impérativement il faut que ñuy def étude ba ca war il faut que ñuy def étude bu sérieuse di xool rentabilité ak débouché yi ci liñ lay financé boo produire lii foo koy jaayee ji parce que suñu la dimbaliwut ci loolu mooy éducation financière loolu mooy suivi loolu ngay toppee nit ki di ko dimbali parce que su fekkee daa indi projet rek nga xool mu ne def rentabilité génne ne dinaa ko am na rentabilité mais rentabilité bi dafay sukkandiku ci li ngay jaay ak foo koy jaayee ak nan la ñuy encadré ba nga mën koo écoulement produit bi loolu moo am solo am produit mën nga koo def mais foo koy jaay boo ko jaay doo fay kenn loo am volonté donc dafa am suivi bu ci am encadrement mais am étude sérieuse des projets moo tax ma lay wax ni dañu leen di laaj état financier ci ñi mas am activité dañu leen di laaj quitus fiscal pour wane ne c'est des bons citoyens pour ñu comprendre d'abord le sens citoyen xaalis bi ñu leen di jox mais également boo xoolee régions yi lu mel ni ay Casamance ñoo dàq fay régions yi ci centre bi parce que ñoo ëpp activité kii mën naa nekk ci Darkete ki nekk ci Ndaamaraas ki nekk ci leneen ki nekk ci banaana ki nekk ci ay madd di ko indi ki nekk ci mbayum ceeb ki nekk ci leneen parce que foofu la activité ëppee donc secteur d'activité yi bu ñu ko xoolul xaw a jël secteur yi ba nga xam ne secteur bu ne daa am taux bu ñu ci financé duñ ko weesu sinon ñoom ñooy créé waat lii rey entreprise yi parce que bu ñëpp dee maanaam daal ci gàttal région bu nekk dafa am activité bi mu méngool te loolu étude rek moo ko la koy tax a définir ma ne ba pare itam boo xoolee diggante jigéen ak góor dafay am ay disparité maanaam jigéen ñi pour la plupart ñoo dàq fay bor xam nga lu tax dañ koo tàmm culture la jigéen ñi dañoo tàmm natt ci quartier yi ci koñ yi ci kër yi ci mbedd yi ba créer mutuelle am na yu bari fi mën naa la lim ay mutuelle yu bari yoo xam ay jigéen ñoo leen créer te ci natt lañ ko tàmbalee ñooñu am nañ culture bi déjà soo demee fu mel ni ay FONGIP yu mag yi FONGIP ak yeneen yi ak ñoom amuñu problème bu mel nii parce que structure yi ñuy defanteel ay PME lañ PME yi am nañ organisation am nañ dañoo formaliser wu ba pare ñooñu amuñu problème boobu donc fii il faut ñu jéem a xaw a sévère tuuti bañ a am effet de masse mais am qualité
parce que qualité mooy dundal processus bi. tant que amuloo taux de mortalité bu faible mënoo wax ay renouvellement naan danaa lebalaat keneen parce que ñi yor bu ñu fay mën a lebal keneen revolving la luy tourner la. donc dañuy commencer d'abord par ci ay exemples yoo xam ne yu am solo ñoo xam wóor nañ ni que leen pousse ñu dem ñu pousse ñooñu bu ñooñu dee remboursé ñeneen ëllëg dinañ xalaat bu baax nan la ñuy def pour loolu. mais tant que ñu ngi def effet de masse na bari rek 83 000 90 000 boo amee 90 000 da nga am taux de mortalité bu jege 60% loolu amul solo. li am solo mooy na nii benn bëñ day fonk weex. li nga am da nga koy fonk wane ko exemple mu nekk loo xam ñëpp dañ koy xool di ko copier. mais su fekkee da ngaa commencé ndoo ñëpp ànd non mais vraiment effet de masse boobu man moom laa d'accordul. d'accord nañu jël ñi nga xam ne vraiment les qualités sont là les critères sont là le marché est là y a de réelles potentialités ñu accompagner yoon bu ëllëgee ñi ci des dañ ko copier. jéem a créer leneen télécentre bi mu fi am ñoom moo rey boppam. da ngay mujj koñ boo dem garage yi ñu doon kii def transfert bi dañ ko ay télécentre au départ doon na nekk 150 mais biñu demee ba nga xam ne concurrence bi ku ne def 60 francs rey nañ seen bopp marché ba jeex na. d'accord jërëjëf donc def ci qualité miser ci qualité. miser ci culture miser ci suivi. ci éducation financière la bu ñu ko defee rek dem incha allah. d'accord jërëjëf parce que ñëpp bëgg a liggéey Sénégal. jërëjëf Abdoulaye Seck économiste spécialiste finance ak gestion des risques Habib Ndao ñu jeexal ak yow est-ce que également étude bi nga xamante ni monsieur Seck mu ngi koy soulever sànq est-ce que jaaduwul ñu koy def surtout que régions yi également dañoo xaw a wutee ci lu ñeel seen i activité waaw loolu dëgg la d'ailleurs sax DER ci la nekk comme mooy fond bi mujj indi moom moo nekk à la mode. DER li mu financé ci sud du pays li mu wax dëgg la activité économique yi foofu la ëppee. waaye liéwul ak remboursement bi mais dafay wane ne activité économique yi nekk foofu ñoom. c'est-à-dire potentiel économique bi nekk ci zone sud. exactement moo tax zone sud foofu la DER concentré wu. mais damay rassurer population yi DER ñi ñaa ngi fay dafa am ñu fayul ñuy tirer sonnette d'alarme bi ne leen bu ngeen fayul ñeenti pays yi moo leen nar a dab ku fayul daal dinañ la forcer nga fay. fa amul ne xaalis yi fonds public la. parce que nit ñaa ngi fay DER bi ñaa ngi fay rythme bi. dafa xaw a yéex. waaw déedéet sax mu ngi normal na par rapport à seen projection. DER nit ñaa ngi fay dafa am ñoo xam ne. non xam nga problème bi également c'est vrai que DER ñu ngi fay mais dafa yemul rek ci DER parce que gis nañ fi yeneen kuréelu nguur gi yoo xamante ne joxe nañu koppar yoo xamante ne remboursé wuñu leen. waaw par exemple au niveau FAENS moom. am na ay problème mais loolu yëpp xam nga lu ko waral. financement direct bi mooy indi problème. mais financement bi nga xam ne jaarale nañ ko ci il faut ñu renforcer seen cadre de partenariat ak opérateurs financiers yi. c'est-à-dire que il faut que nguur gi bu fekkee dafa jël ay fonds day jël fonds yi dugal ko ci banques yi dugal ko ci mutuelle yi ba pare nag communication bi yëpp mu jox ko structure bi nga xam ne moo koy surveiller. structure boobu itam organiser éducation financière ñu jàngal nit ñi ni ngay gérer tuuti lii ñu la lebal. ak won la possibilité ne la soo remboursé mun ngaa doubler liñ la joxaloon. kooku benn la bu ñu ci boolee ne prêts yi nga xam ne moom la ñuy utiliser nañ xam besoin yu réel yi nga xam ne moom la entreprise bi am buñ ko financer rek mu soxla par exemple 1 million ñu jox ko 500 000 non loolu rey nañ ko tëju doogul rey nañ entreprise bi tëju doogul. bu mu soxla tam 1 million ñu jox ko 1,5 million. donc dañ xam besoin réel yi nga xam ne mooy besoin de financement yi ñu orienté ko ci ba pare suivre leen ba pare accompagner leen. voilà loolu rek mooy solution bi jërëjëf Habib Ndao jërëjëf Habib Ndao di secrétaire exécutif observatoire de la qualité des finances des services financiers gërëm it Abdoulaye Seck économiste di spécialiste finance ak gestion des risques mbokk yi jërë ngeen jëf mu doonoon xibaar yi